ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu revenir ci mbiru Adji Sarr ak leneen lu bees li bees yaakaar naa ñun ñëpp ñu ko gisandoo dégloondoo ko itam muy benn audio waxtaan gu dox diggante Mamour Diallo ak Adji Sarr. déjà balaa ñuy xuus am na ñuy lam-laamee ndax audio bi dëgg la am déet li ñuy leeral foofu mooy audio bi lu authentique la lu am la. Mamour Diallo moo ci wax di baab Adji Sarr d'ailleurs daañu taxaw ci ban contexte la audio boobu noonu amee ban période la Adji Sarr jàkkaarloo woon ak Mamour Diallo ak lu ko waraloon. gis nañ depuis bërki démb ñu activer seeni répondeur automatique mooy ñooñu ñuy fay ngir ñuy créer compte Facebook TikTok yu bare bari pour bokk ci coow li ñoom ñooy véhiculer rumeur yooyu noonu naan audio bi du dëgg te ñoom xam nañ ne Mamour Diallo moo ci wax. ndax tamit il faut que ñu reconnaître que mbiru Adji Sarr actuellement business la mais aussi ay camp yu jaamaarloo la. bu weesoo répondeur automatique yi ñuy fay ngir ñuy tontu ci réseaux sociaux yi dafa am benn collectifu màggatum loolu ñuy bañ a tudd yoo xam ne actuellement ni ñu mën a dundee ci ndodd Adji Sarr dong la ñuy wër dossier bi fay na mooy ñoom ñëpp chômage lañu jëm. mu am benn parti ci féministe yi nga xam ne itam wut tur kese moo leen dugal ci coow li milité nañ ba sonn kenn faalewu leen ñu ne nañu langaamu ci lii. mu am également waa Benno Bokk Yaakaar la ko tàmbale ci kaw ba ci suuf yi ngooy ci dossier bii nii ngir éliminer un adversaire politique waaye itam règlement de compte fayantoo. am na aussi beneen pàcc boo xam ni ñii nee nañ ñooy waa Euhlou Neutre duñ jël position ñi la di réclamer ni ci opposition bi lañu bokk mais ci seen démarche de tous les jours da ngay gis ni seen yéene bi gën a rëy moo ñu tëj Ousmane Sonko ndax jàpp nañ ni ci la seen carrière wala seen carrière leader politique di lancé wu. mbiru puusal ma toog beneen camp bi ci mujj nag mooy militant ak sympathisant Sonko yi nga xam ni nee nañ aar projet beeg seen leader jaral na leen lu nekk mooy mafia kàcc bi na ñoom dossier bi ñoo koy téewal seen bopp yaakaaruñ ci kenn te loolu nag tere nelaw jamono ji Macky Sall. Ne perdez pas votre temps dans un usage abusif de l'internet et des réseaux sociaux à la merci de personnes qui se disent influenceurs. kon nag internet bi lépp a ngi ci biir lu baax a ngi ci biir lu bon a ngi ci biir te du jeex kon nag na ngeen xam li ngeen di tànn li ngeen di jël li ci def ngeen sànni ko fële ba ñu faale ñu koy def. am na ñoo xam ne seen xalaat yëpp mooy di dox seen mayin. li tax nag Macky Sall sonn lool ci réseaux sociaux yi ba fu mu defee discours benn ñaar tudd ko parce que li la média traditionnel yi di nëbb tey ci internet bi nga ko mën a amee. lii mooy la réalité jamono ji ci Sénégal li koy prouver mooy depuis bërki démb depuis ba audio kenn ci comploteurs yi muy Mamour Diallo fuité est-ce que xëy ngeen gis ko à la une journaux yépp ci Sénégal mu nekk scandale ñu koy coow ci revue de presse yi comme bés ba ñuy annoncé ne ab xale bu jigéen dafa porter plainte Ousmane Sonko amul dafa mel ni dara xewul te complot bu rëy rëy la. liñ doon coow depuis un an di ci wax di ci def ay vidéo moom la ñu dëggal tay est-ce que gis ngeen ci ay plateaux spéciaux ci délinquants yi ñuy bàyyi ñuy taxawaale ci réew mi te doon ay danger ndax li scandale te may fit Mamour Diallo ba muy talu comploté mooy dafa sàcc suñuy 94 milliards ba muy nekk domaine ay kayit yu wóoru jàpp ko loxo ci poche mu leer na ko ni dañ koy tëj mu daal di dugg ci politique créer mouvement tuddee ko dolli Macky ne dafay jàppale Macky Sall bés bii la ñu teg na dossier 94 milliards yi suñu xaalis ñun. donc duñu am benn république boo xam ni dafay protéger ay bandi ki nga xam ni dañ ko waroon tëj ci kaso bi ndax li tax ñu créer prison mooy dañuy gis ni diw kat poson la ci société bi buñ ko bàyyi ak jaam yi rek musibaam ñu ne ko coppet ne soble bu nëb làq ko jant bi ne ko mettre nañ la hors d'état de nuire maanaam duñ la bàyyi nga yàq askan wi. Sénégal nag ñooñu la ñuy bàyyi ñu tambaambaalu comme Mamour Diallo mii moo tax muy tala complot di génn guddi di teg ay dilam bay taamu ventilateur climatiseur ba 14 personnes ñàkk ci seen bakkan. moo tax réew mu amul yoon du jóg ci problème lii lu ñu bëggoon préciser la pour que ñu xam ne li indi lii lépp caaxaan yi yëpp
Baye bakkan rot ci mooy ab defkatu ñaawteef bu ñu waroon teg ci yoon jubbanti ko ñu bàyyi ko ci société bi mu nekk ab poson bu bon a bon di taal réew mi di complot ak a teg dil moo tax yàlla ñu yàlla musal ci réew mu amul yoon. pour li concerne audio bi nag daanaka jaruñu ciy reveniraat ndax ñëpp xam nañ fu mu bàyyi ko xanaa kay ñu fàttaliwaat ki nga xam ne mooy Ababacar Niass ñu gën koo xam ci Baye Mbaye Niass en tant que gu bokk ci këru diine te yëg ni kenn kuy wooye boppam taalibe foofu noonu am na problème muy Adji Sarr ci la ci waslu àq ngir xam nu mu demee. ñu bari ñu ngi juum jàpp ni Baye Mbaye Niass mi ngi xam mbir yi ni mu demee depuis mois de mars bu daaw ba réew bi di tàkk mu ne tekk toog déedéet demeewul noonu. après événement yu mars yi bi yenn taalibe yi tàmbalee dal ci kaw Adji Sarr naan ko bul waate El Hadj Ibrahima Niass ndax Baye mosul dox ci caaxaan ci la Baye Mbaye Niass ne leen déedéet ku woote mbooloo di nga njaboote ku nekk moo xam ku baax wala ku safaan waaye lu mu ci mën a doon taxawal taxawaay kilifa bu jari jubbanti nga jubbanti bu jaree yedd nga yedd du ko sikki rek dañ ko war a beddi nit mën na bon ñu delloo si ko. Adji Sarr am na problème kim ko am ak ku baax la moom lañ mën a seede ci moom muy président Sonko ndax li ma mën a seede ci moom jullit ak wax ju teey yàlla def na nee nañ sosal na ko sosalu ko waaye justice mu ngi fi war a àtte te na àtte li yoon man mii di taalibe Baay wala may doomu Baay mun naa am samay sikk yoo xam ne ci man sama biir la nekk te terewut su may waat barke Baay Ñas laay waatee loolu doomu aadama bi la amul dara ak lu uteeg lu mu uteeg taalibe Baay la wala bul tudd Baay déedéet jullit moo gën a foor te jullit bi mu ngi wax dara ba pare di waat ci yàlla est-ce que li muy wax dëgg la jullit baa ngi def dara ba pare di waat ci yonent bi est-ce que li muy wax loolu dëgg la. ci la daal di rapproché Adji Sarr di ko laaj di ko tiital ci conséquence su fent lu amul Baye bakkan rot ci di ko mocc di ko naxtaan ba Adji Sarr daal di ko expliquer dil bi yëpp ni mu demee ak rôle bi ci Mamour Diallo joué ci la ko jéem a convaincre ngir mu génn ci ba set ci wecc kon gis ngeen ni Adji Sarr amoon na chance ngir éclater dil bi mayoon nañ ko possibilité ngir mu rëcc newoon nañ ko kaay baax mais Adji comme que dig nañ ko ay millions ba noppi dig ko voyage mu lànk ne du bàyyi. billaahi wallaahi tallaahi fii laay waxee ndax fii sama dëkk baay la samay dëkk mbokk taalibe la fii mooy kër Yoro dëkk Alaaji Mamadou Sène su fekkee ne man Adji Sarr nettalewuma ne ma lii mu nekk ay fen la yàlla bu ma àgg kaw di ngeen dégg audio yi te dinaa ko génne ragaluma dee kenn mënu maa rey kenn mënu maa rey ba may dawal sama oto man kenn maa jógee Dakar. léegi ñun laaj bi ñu laaj mooy ku mu doonoon yow maanaam li Baye Mbaye Niass def muy génn wax balaa la xewoon daaw di xewaat mu leer la ni am na dossier bu taalul réew mi te lépp dara newu ci woon dëgg te dara wóorul ni dafay amaatam déet ndayu mbill mi wax nga ak moom ci sutura mu lànk ne moom liñ ko dikk faa mu jot si kaay baax mu lànk ne moom alalu àdduna jaral na ko lu nekk léegi ndax danga koy noppi waale ndax danga naan cell comme si que dara xewul yëgu ni mbir yi demee xamuñu kan waaye ñun de bu ñu nekkoon ci place su Baye Mbaye Niass nii mu def la ñuy def muy génne audio yi wane ni complot moo am. du ma la mës a bàyyi te musuma laa bàyyi du ma la mës a abandonné loolu nga xam ñoom ñuy toog duñ la mës a bàyyi duñ la mës a abandonné la preuve quand tu es parti ils ont tout fait pour te récupérer après ils ont compris ñu toog ak seen jaboot yow si bopp yaa ngi ñëwaat li nga waxoon mooy gis nga procès bi jàllee dañ la wutal passeport dañ la mën a tukki gis nga procès bi jàllee dañ la wutal passeport dañ la mën a tukki c'est ça. léegi kañ la waxtaan wi amoon ba ñu enregistré ci ki nga xam ne mooy Mamour Diallo expliqué nañ leen sànq ni Adji Sarr jamono jii fond de commerce la entre ñi ko tuggaloo complot bi ñi ci dugg ngir fayantoo ak wut tur ak ñi ci dugg ngir wut xaalis ñii ku nekk da ngay xëccoo Adji Sarr pour say propres ambitions
maanaam li ñu war a comprendre foofu mooy ñiy wax ni dañuy jàppale Adji Sarr dañ koy xeexle te lépp ñu teg ko ci tappale entre ñoom dafa am guerre dafa am rivalité bu jéggi dayoo ba ku ci amatul accès ci Adji Sarr dafay mel ni da ngaa ñàkk lu rëy a rëy. ña nga xam ni ñoo jël Adji Sarr ba ñu xeexee xeex bi ba muy métti ñun ñoo taxaw ñuy saaga suñuy ndey di dékku saaga yi di dékku menaces yi ñu dem ba suñu kër filmer suñuy ndey mettre en famille en danger suñuy famille ña jël Adji Sarr léegi coupé ko de Kodas nañu am jom seeni vidéo ñu bañ ko dugal biir Kodas ña nga xam ni ñoo jël Adji Sarr restreindre ko coupé ko de Françoise Hélène Gaye na audio bi dem fu leen neex comme da ngeen nekk dañoo nekk ay baadoo la léegi ma def leen ñoom traitement baadoo la président de la république Adji Sarr maître El Hadji Diouf ak ñi mu àndal nañu fexe ba bu kenn ñëwati di jooy ci Françoise Hélène Gaye pour que Kodas ak Françoise jóg di xeex pour le dossier Adji Sarr wasalaam sama wax du neex nag. kon gis ngeen nit ñi liñ ne la ñuy xeex teguñ ko ci dëgg teguñ ko ci ngëm-ngëm moment bii nii ndaw si di wax la Adji Sarr rëccee woon ci caaxaankat yooyu di wooye seen bopp Kodas tàbbi ci loxoy maître El Hadji Diouf laataa muy dalaat ci féministe yi bi ko El Hadji Diouf récupéré woon nag am fu ko làq gannaaw ba moom Adji Sarr toogee woon lu yàgg gisul luñ ko diggoon muy millions yeeg voyage bi mu faqat après ci El Hadji Diouf ndax lam fa dundoon loolu aussi beneen cas la moment yooyu la ko Mamour Diallo récupéré waat muy audio bi fuité. Malgré tout ce qui s'est passé là, je suis prêt à dire adopté waat la wutal la foo nekk ak ñi ak ñoom ngeen nekk comme ngeen ñi ngeen nekkee woon mais ci ay conditions lay nekk condition bi ci jiitu mooy da ngay toog ci kër mais xamal ni am nekkatoo yow une fille normale nekkatoo une fille comme les autres nga xam ne lu la neex nga def foo la neex nga dem boo mu ne tonton dama bëgg lii ak lii ak lii nga jaaree ko si Viviane bu ma ko mën a dimbali defal la ko parce que tu es ma fille te dama am benn contrat ak yow te dama am benn contrat ak yow te dama am benn contrat ak yow. donc Adji Sarr jamono jii bu amoon kilifa ami mbokk dañ koy récupérer ndax benn objet lañ ko def ay saay-saay wër ko ku nekk di wut loo ci am donte nag lépp moo ko teg boppam ndax amoon na du benn yoon du ñaari yoon buntu ngir génn ci lii mais bëgg xaalisam ak yàkkamte àddunaam dem na ba dugal ko ci guuta goo xam ne du ci génne noonu ñim ko sekkal aussi xamuñu woon ni itam ki ñuy exploité tey pour seeni intérêt personnel moo leen nar a dugal ci coog yi tàkk te du fay li wér te wóor mooy depuis bërki démb Mamour Diallo nelawatul ndax mosul xalaat ni Adji Sarr mi ko doon enregistré ñamu doon sekk leneen itam diggante biñ koy changé lay logement bu tayee ñu indi fii bu subaa ñu yóbbu fële kenn ci ñoom amatul jàmm période bii kon xam ne ni jamono jii ñuy wax ak yéen Adji Sarr benn patate chaude la pour le régime en place liñ doon nas doon ko tëgg moo nekk di retourner contre ñoom moo tax depuis bërki démb déggoo ci kenn déggoo leen benn démenti daw nañ làqatuwaat comme ni ko benn proverbe di waxee rek quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier lu dul dëgg buy jib day mel ni bal bu tàkk mooy raw melax mais dëgg moom buy feeñ du yàkkamti mbiram ndànk-ndànk lay doon étape par étape ba yàlla di feeñal lépp te loolu la ñu nekk di assister kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.